asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñu baaxoo seetaan Sen Vision TV les de la diaspora ñu ngi ñëw ak yéen si seen beneen numéro la chronique de Badou Fall waaye nag tey waxtaan bi balaa ñu koy tàmbali dañuy jaale suñu benn jigéen ji nga xamante ni keroog nañ ko faat fële si Manchester muy Lalla Camara ñu koy jaale mbokkam yi di ñaan yàlla na ko yàlla yóbbu si àddina yi gën a kawe mu doon nag loo xamante ni metti na lool waa monde diaspora bi ndaxte boo gisee si fin d'année bi rek gis nañ fi ñetti cas yoo xamante ni maanaam ay sénégalais nañ jàpp ñii ñu faat seen soxna ñii ñu faat seen i jigéen mu lu doy waar loolu sax dinañu touché ñu wax tuuti si kaaw Ousseynou Sy bi nga xamante ni aussi beneen tiis la bu ñëw dal si kaw monde diaspora bi mooy ki nga xamante ni dafa doon taal benn bus fële ci Italie ma bañ ñu zappe ko lu tax mooy am na ñoo xamante ni ñu ngi naan Ousseynou Sy mi ngi français la yaay ji française la ak lu nekk Ousseynou Sy c'est un sénégalais boo xamante ni mi ngi juddoo Dakar jàngee fii école Macodou Sa Ndiaye di l'ex Bassa di ex Cerf-Volant nekk sama commune donc fa la jàngee màggee Dakar ba à l'âge de 17 ans si la dem Italie donc mu doon loo xamante ni lu doy waar la. lu tax ñu koy wax mooy tey jii suñu waxtaan dañ ko consacré ak suñu mbokk moodu yi nga xamante ni ñu ngi dund fii si diaspora bi di vivre ay moments yoo xamante ni moment yu difficile la ndaxte moom fu mu jaar peut-être am na ñeneen ñoo xamante ni si tànk yi nañ jaar am na tey jii ñoo xamante ni dañuy wax ak yow tey ji yow miy wax ak ñoom sa jëmu bopp tey sa rongoñ day tuuru lu ko waral mooy tey jii dem na ba nga xamante ni fu mu nekkoon am na fi njaboot am na fi soxna ak ay doom dem na am fi problème ak soxna si mu yoroon muy soxna tubaab la amoon problème nangu nañ doom yi maanaam mi ngi liggéey ñuy jël alal ji di ko jox soxna seeg doom ji léegi yu bëri yooyu affecté ko maanaam yooyu day dem ba sa kër sax ba nga joroon dañ koy nangu ci yow ndaxte looloo waral sax nga gis tubaab yu bëri dañuy nekk ci mbedd mi à la limite ñu dem ba nga xamante ni dañuy faat ku ñu nekkaloon donc loolu yëpp affecté ko tubaab yi yag jël loolu lu mel noonu di ko orienté si beneen domaine beneen sens donc loolu rek boo gisee ñu siy jaaraat di si wax mooy dañuy conscientiser suñu mbokk sénégalais yi nga xamante ni ba ñuy jóge Sénégal dafa am benn idée bu leer bu la jëlee woon Sénégal ndaxte boo jógee sa dëkk di dem ci beneen dëkk c'est parce que dafa am li nga xamante ni moom nga doon wut sa dëkk amoo ko nga dem jëli ji ko maanaam muy xam-xam nga dem di ko sàkku ji wala muy alal nga dem di ko wuti ji wala muy condition yoo xamante ni ba nga nekk ci dëkk condition yi bien yi amoo ko woon nga jóge fi dem ci dëkku nasaraan yi pour ut ko ci donc muy jeunesse bi nga xamante ni dañoo ñëw am desente avec ay nasaraan bëgganteeg ñoom au début lépp day nekk en rose mais attention il faut aussi ñooñu ñu leen di soññ di wax ñoom di leen wax ni tey jii am na ay kuréel yi nga xamante ni ñu ngi si biir diaspora bi muy association ak ay daayira képp koo xamante ni da ngay ab sénégalais foo mënti nekk da nga war a dem tey di jokkoo si association yooyu te am na actuellement nii ay Facebook baa ngi fi réseaux sociaux yi lépp donc na ngay fexe aussi bay jokkonteeg say mbokk ngay bañ a réer ndaxte kii tey jii lii dal ko ab réer la ndax lu tax ma naan am na ñoo xam dañuy ñëw nekk tout en rose ñu ñëw dugg ci biir dem ba ci biir a biir am nag ñu indi leen ay tànk bukki ñu am problème tey gis naa ñoo xamante ni tey jii ñu ngi clochard en Europe gis naa tey ñoo xamante ni mënatuñu dem seen i mbokk ndax bàyyi woon nañ seen mbokk ndax ay ndaw tubaab wala ay yooyu dem ba ci biir mënatuñu waat dellu seen réew donc mu doon loo xamante ni doy na waa ndaxte ñun ñii kat nga xamante ni ñu ngi fii si dëkk tubaab bi lu ñuy ñaan yàlla di xalaat mooy un bon jour ñu dellu suñu dëkk tey jii nag retour boobu ñu war si waxtaan tuuti ndax am na koo xam ne tey jii nee nañ kat moom moo jiite Modou moom moo jiite immigré yi te saa yu problème amee rek lay wax te nan la koy waxee mooy saa yu problème amee muy Sori Kaba de secrétaire général du Sénégal de l'extérieur saa yu problème amee mu ne le retour na Sénégalais yi ñibbisi mais si lan nañuy ñibbisee ndax tey doo dem jeté wu dans la gueule du loup doo ñëw ni tey jii am problème jóge fii liggéey say millions yu bëri yow sa xaalis naan yaa ngi dem di ko sànni donc man yaakaar naa ni il faut que ñoom tamit ñu jàppale diaspora yi bu baax jàppale moodu yi bu baax ndaxte moodu yi li ñuy dugal Sénégal chaque fois moo koy wax koo xamante ni da ngay dugal près de la moitié du budget de l'État sénégalais donc yow kooku yow sa loxo war na dugg ci dëkk bi à 100% donc kooku war nañ la xalaat bu baax a baax donc Sori Kaba da nga raté sa vocation Sori Kaba encore une fois sa mission da nga ko raté ndaxte pour nga ne sénégalais nañ ñibbi nañ def retour ñooñu war nga préparer conditions yu bien yoo xamante ni war nañ ci mën a ñibbi
ñooñu bu ñu ñëwee fekk fa affaire yi bien tey jii ñun ñii nekk Europe boo demee Espagne tey jii nga xool même produit yi nga xamante ni ñu ngi koy lekk foofu te produit yu cher li del lu ñu demee ni ay xaal ay mango yëpp Sénégal lay jógee si suufu Sénégal nañu dem lu tubaab yi dem tey jënd ko jël seeni nit ñu leen di bayal ñu leen di fay ñu jël produit boobu indi ko fii di ko jaayee lu cher donc tey jii ndax moodu yi ndax xamante ni tey jii suñu ñëwee seen yëf yi leer déedéet yow tegoo benn mesure d'accompagnement yow tegoo dara préparé woo leen jàngaloo leen dara defaloo leen ay yenn formation yi ñëw rek ne da nga ñëw retour donc Sori Kaba encore une fois ni ko mën na diaspora yëpp di waxee tey ji Espagne ñoo too fa teg sa tànk ndax am na ñoo xamante ni tey ji ñu ngi la fay xaar rek leneen donc ñun dañ lay ñaan nga démissionner lu mu gën a gaawee te et puis gouvernement Sénégal mu xalaat moodu yi tamit di pousser les moodu di pousser les immigrés di leen wax ne nañ jug temb dugal seen loxo ca dëkk ba ndax dafa jot il faut que Sénégal ñun ñu jàpp si ñoo ko war a doxal te et puis dama koy yuux di ko wax les députés de la diaspora ñoom tey dañoo fay seen mission ñooñu aussi il faut que diaspora bi tamit taxaw xoolaat ñan nañuy fal ñoo ñuy défendre pourquoi pas diaspora bi am benn force politique autonome pourquoi pas il faut que diaspora bi booloo xam lu ñu bëgg xam ni tey jii ñoom ñooy doxal Sénégal xam ni tey jii tension sociale tey jii bu fekkee ne amul Sénégal c'est parce que diaspora bi ñoo si taxaw ñoo si dugal seen loxo tey jii di nga gis kër yoo xamante ni sëñ Abdoul Aziz Sy Junior Al Amine ba mu fi ñëwee wax na ko yàlla na yàlla yokk leeram newoon na tey jii moodu yi bis boo leen téye seen loxo am kër yu tàkk jëppit Sénégal ñoo xamante ni ñoom ñoo tax tension sociale amul Sénégal ñu ngi si courant yi ñu ngi si ndox ma ñu ngi si faj ba ñu ngi si santé ba ñu ngi si école bi kon nag ñooñu tey jii dañ leen war a wax gàcce ngalaama mettre leen dans de très bonnes conditions ngir ëllëg bu ñu ñibbee am foo xamante ni dañ fuñ dugg sans problème. pourquoi pas ay coopérative amul dara loo xamante ni ñun sentir nañ ko ñu teg ko te gisuñu kat député diaspora bii ñu défendre dara pour les moodu donc encore une fois ñi ngi woo le gouvernement sénégalais mu gestu moodu yi ndaxte lii tey dal suñu mbokk yi nga xamante ni léeg-léeg da ngay gis koo xamante ni dafay jug bopp bi toj c'est parce que dafay sës da ngay gis nit boo xamante ni danaan la man liggéey naa sama alal jël naa lu ma yor yóbbu Sénégal xaw ma fu muy fëgg xaw ma ban bunt laay dem xaw ma fa laay investir dugg naa ci loo xamante ni doon woon sama domaine sama xaalis nee na saraax fuuf lekk nañ ko donc ma dellusiwaat les menus te tey jii yaakaar naa ne boo seetee nga seet Italie nga jël exemple la nga jël Espagne dëkk yu may cité rek exemple nañ ñooñu seeni doomu réew dañoo demoon immigré yi dañoo demoon gàddaay ji uti ji ba ñu ñëw nag seen gouvernement dimbali leen jàpp leen appui leen ñu ñëw def si dëkk bi développer dëkk bi donc pour wax la ni immigration mun na développer dëkk mais à condition ñu xam ko accompagner leen ndaxte suuf soosu ñuy jël di ko joxe tubaab yi suuf soosu ñuy jël di ko joxe naar yi projet yi leen di jël di ko joxe waa beneen bitim réew donc sa doomu réew ñëw na offrir leen ko ne leen ñëw naa kat yéen maa ngi leen di woo ngeen ñëw ma teg lii condition yii ngeen ñëw investir fa jël yëf yi yor ko pour yëf yi jëm ci kanam parce que ñun ñoo mën a développer suñu dëkk te dëkk ba mënul développer si beneen xeet tubaab bi mënu ñëw développer suñu dëkk parce que ñoom seen intérêt nañuy jël si suñu dëkk kon nag encore une fois man maa ngi lancer message bu fort bi di ko lancer le gouvernement sénégalais nañu jàppale moodu yi encore une fois moodu yi ñoo jor Sénégal moodu yi ñooy jàppale Sénégal moodu yi alal ji ñoo koy dugal Sénégal di lancer encore une fois appel moodu yi di leen wax nañ jug taxaw nañ jug def une force politique nañ jug bañ politiciens yi ñëw dugg suñu biir du ñu jaxase politiciens yi dugg suñu biir di yàq suñu xel donc nañ leen booloo député yii ñuy fal muy député moodu yi nañ taxaw défendre immigré yi taxte looloo tax ñu fal leen encore une fois maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen jox daje ba beneen waxtaan ndax am na yu bëri yoo xam te ni war nañ si xuus dugg si ak politiciens yi nga xam te ni dañuy ñëw jël mubbu moodu yi mubboo woon ñoom daan dañ leen di political te political ñu leen loolu defal seen i tur ak defal seen poste maa leen jox dig daje beneen waxtaan c'est la chronique de Badou Fall yéen a woon ak seen vision TV les de la diaspora ba beneen jërë ngeen jëf